seen émission jàkkaarloo askan wi tey jii nag seen émission jàkkaarloo askan wi dafa sol ay dàllam ñëw seet si benn association boo xam ne dafa ëmb ay mbokk yoo xam ne dañuy yëngatu ci wàllu lépp luy doole kàllaame pulaar te leen duppee mouvement Rendo Fulbe. tey jii nag boo gisee ñu def déplacement ñëw seet si leen umpale woo leen fan yi bu passé rek am na actualité boo xam ne fës na fi lool mu soxal wàllu pulaar ak yeneen yu ni mel ñu naan am pël yi jàppal pël yeeg yeneen ak coow li fi coobay ngir indi ay leeral jëmale ko ci fànnoowulee waaye tamit indi ay leeral jëmale ko ci mit ci jafe-jafe yi nga xam ne nii sunu mbokk Haalpulaar yi ñu ngi koy dund moo tax ñu soq ay jéego ñu ñëw seet si leen tey su ko defee waxtaan dox suñu diggante ak ñoom ba tax na ci plateau bi maa ngi fi nekk ki nga xam ne nii moom moo di Aliou Sow mooy jiite mouvement bii di Rendo Fulbe waaye ñu ngi fi nekk ki nga xam ni moom moo di Djibril Ka di coordonnateur mouvement bi ñoom ñii nag ñoom ñoo nekk ci plateau bi laaj ak tontu war a dox sama diggante ak ñoom buñ ci noppee nag jël kàddu gi delloo ko askan wi ndax jàkkaarloog askan wi la ñu wax waaye sans plus tarder li ma njëkk a def d'abord mooy jox kàddu gi président Aliou Sow mu nuyoo président asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Seyna Oumar Ba. ñu bàyyi nga nuyu mbokk yi la si daan jamono ji. waaw maa ngi nuyu ñi nga xamante ne tey ñoo jàkkaarloog rajo télévision wal fajri moo xam national wala international di nuyu képp koo xamante ne macha allah rabbi saa su ne rek émission bi nga xamante ne mooy jàkkaarloog askan wi yaa ngi koy seetaan Seydina Oumar Ba di ko def te yaakaar naa li muy def askanu Sénégal yëpp la koy defal kon nag macha allah rabbi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp. jërëjëf ba tey ci plateau bi ñu ngi ci nekk ki nga xam moo di Djibril Ka di coordonnateur mouvement bi Djibril man ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Seydina Oumar nuyu naa la nuyoo bu gën a sell di asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyoo waale aussi jataay bi fi teew yëpp di rafetlu aussi seen teewaay di rafetlu aussi émission bi nga xam ne vraiment émission kii askan bi yëpp dinañ koy rafetlu saa su ne rek ñu ngi koy seetaan di ci bàyyi xel di ci trouver aussi ay solution vraiment encore une fois ñu ngi lay remercier bu baax. laata ñun si mouvement bi li ko tax a jóg émission bi dañ koy ubbi chaque jour ci wàllu actualité. dañu gis ne fan yi actualité bi mu ngi jëmoon ci wàllu pulaagu mu am député boo xam ne nii ci xeet gi la bokk ñu tuddee ko muy Aliou Dembourou Sow mu am ay kàddu yoo xam ne yëkkati na ko daal di koy jëmale ci wàllu politique bi mu bëri woon loolu ay interprétation coow li la coow ba ñu naan am pël yi jàpp leen pël yi kon li occasion lay doon ci ñun ndem yàlla def na am nañ émission boo xam ne seq nañ ko suñu mbokk Haalpulaar loolu ñu indi ci ay leeral yéen loolu ba ngeen ko déggee ana ban jàngat ngeen ci am. waa Seyna Oumar loolu bi mu xewee yaakaar naa ne Rendo Fulbe ñoo njëkk a woote benn conférence de presse pour vraiment naqarlu loolu ñu am lu leen metti ci loolu ndax Sénégal ay olof ak ay pël séeréer joola jaaxanki ñëpp ñoo ko lal mu nekk un Sénégal yaakaar naa ne sax même Afrique yëpp noonu la tëdd donc loolu ñun nekkoon na loo nga xamante ne pour ñun rafetlu wuñ ko mais nag am na lu ñu ci waxoon. ne woon nañ ne bi mu koy wax ci cadre politique la ko wax ndax moom dafa am mouvement bu mu jiite xaw ma convergence ak yu mel noonu donc moo tax sori wuñ ci woon mais liñ ci ñaawlu mooy nañu génne ay jaasi maanaam jàmmaarloo képp koo xamante ne dafa bañal Macky Sall li mu soxla yaakaar naa ne ñun Macky Sall bu fekkee ni daf koy jàppale bu mandaam jeexee élection am mu dem woteel ko carte mais pas ay di woo nit ñi pour génne ay jaasi wala génne lu mu mënti doon loolu waxoon nañ ci lu am solo donc naqarlu woon nañ ko bu baax a baax mais nag Seyna Oumar dafa am lu ma seetlu foofu mooy boo xoolee loolu dañ ko médiatiser tellement ñuy wax pël yi. waaw parce que boo xoolee wax dañ dem ba finalement dañoo dem sax ba dëkkal tubaab pël yi ne ay nitu fitna lañu. mu ngi noonu ay nit ñu violent lañu. mu ngi noonu. donc xam nga loolu Seyna Oumar loolu la ñu war a moytu ci Sénégal mais nag dama naan peut-être xanaa bayre pël yee toll noonu. parce que ñaare lu pël def rek dañ naan pël yëpp mais boo xoolee fan yi ñoo ngi gis ci réseaux sociaux yi yeneen xeet yoo xam ne dañuy wax lu doy waar mais loolu dañ koy noppi mais il suffit que benn pël génn rek ñu maanaam ñu traité pël yi lu ne boo xoolee bu ñu demee ci wàllu politique da ngay gis bu fekkoon tey ni remaniement bi ni mu demee nii bu doon pël la def loolu dañ naan pël yi ay workat lañu mais loolu ak seetlu gu ñu seetlu la mais ñun Rendo Fulbe dañ fee nekk di taxaw pour xeex fii Sénégal waaso yëpp ñun ñoo fi bokk
donc ni collectivité lébu amee collectivité séeréer amee noonu collectivité joola amee noonu noonu la collectivité fulbe taxawee muy rend fulbe bi nga xamante ne moo toog ak askanu Sénégal. Djibril Ka même question la lu mel bu mu amee ñàkku ne yow aussi am nga ci benn jàngat boo ci def. non ñun jàngat biñ ci amoon def nañ ci jàngat bi ba pare defoon nañ ci jàngat boobu ba pare. pour expliquer la foofu rek que ni aujourd'hui Sénégal dafa nekk benn dëkk boo xam ne bu ndaw la te ñi fi dëkk dañoo bëri askan yi fi nekk dañoo bëri wolof yi pël yi naar yi séeréer yi tukulóor yi ba pare dañoo dëkk ci benn harmonie boo xam ne loolu mun ko yàq te du ko mës a yàq. et dans le cadre des activités de Renda Fulbe am na yoo xam ne sumb nañ ko bu yàggul dara di ngeen dégg Renda Fulbe dajale séeréer yi dajale wolof yi dajale njaago yi dajale toutes les ethnies du Sénégal au sein d'un festival boo xam ne dinañu wone ni Sénégal benn bopp la te kenn mënu koo xam ñaar. Peut-être aussi yéen ci seen déclaration da ngeen demandé woon à ce que la personne concernée mu génn daal di jégalu. jéggalu nañu pour moom. mais aujourd'hui dégguñu ko fenn fu mu jégalu encore. jéggalu nañu pour moom aujourd'hui si moom génnul jël personnellement mu wax ni li mu defoon dafa juum c'est par comment dirais-je ñu koy waxee rëy na peut-être rëyaay boo xam ne mënta génn naan maa ngi jéggalu affaire yooyu mais à son interne man je sais que aujourd'hui bëggoon naa jéggalu askan bi mais jéggalu nañu à sa place. Aujourd'hui comme ñun ñooy collectivité pël au sein du pays collectivité fulbe muy Renda Fulbe taxaw nañu carrément nous regrettons ces propos ba pare ñu ni ñu ngi jéggalu au niveau de la population sénégalaise et de la communauté pël donc jéggalu nañu à sa place te jéggal nañu aussi suñu jéggal. Justement ci foofu sax transition la may yóbbu ma wax ci wàllu mouvement Renda Fulbe Renda Fulbe d'abord bu ñu ko doon tekki ci wolof mooy lan. Renda Fulbe day nekk comme mot bi ma wax rek mooy collectivité wala maanaam pël yoo nga xam te ni ñoom ñëpp a daje pour nekk benn xam nga Sénégal ku nekk gis nga collectivité lébu mbootaayu lébu collectivité séeréer collectivité joola collectivité mandeng collectivité meur sax am na wala collectivité lawbe donc nag mooy mbootaayu xaalpulaar yëpp ñoo dajaloo donc Renda Fulbe ay groupe ay mouvement ki association ñoom ñoo daje nekk benn collectif boo xamante ne collectif bu dëgër la ngir am benn baat am benn bopp boo fàttali ko Dakar kese la regroupé non boo xoolee ci mouvement national la boo xoolee même c'est international parce que am nañu ay ñoo nga xamante ñu ngi Amérique am na ñu nekk Europe même dans les pays arabes am nañu fa nekk même Afrique fii fu mel ne Mauritanie nekk fu mel ne Mali fu mel ne Côte d'Ivoire foofu nekk am nañu ay ñoo nga xamante dañoo ñëw adhéré ci biir collectivité Renda Fulbe. lan ngeen gis c'est-à-dire que xam nga bu nit ki bu fekkente ne mu ngi dem bay taxawal benn mouvement daanaka am na lu ko metti wala am na benn constat boo xam da koo def jëmale ko ci aw xeetam peut-être mu gis ne xeet wi am na lu ci doxul tey jot na wax dëgg yàlla xeet boobu la ñu jëm koy sigil foofu àla kulli ñu boole jéem a taxawal benn mouvement ndax mën nañoo xam lan moo leen animé yéen ba ngeen ne da ngeen taxawal mouvement bu ni mel. waa xam nga loolu ñun dañ ko bëgg sax généraliser ñu xam ne tey Afrique li ko néewal doole mooy ñàkk ànd kon bu ñu nee ci àdduna bi yëpp wala ñu ne wala ci Afrique pël yee fi ëpp kon yaakaar naa ni bu nit ñi gisul loolu seen ñàkk ànd moo ko indi tey problème yi am yëpp aussi ñàkk ànd ko indi suñu kër gii dafa yaatu mais bu nit ñi àndul rek kër gi day xat mais bu xol yi àndee ñu bokk benn bëgg-bëgg rek kër gi day yaatu kon nag loolu lañu gis ñu ne kon pël yi ñun ñëpp nañu ànd am benn force de frappe c'est-à-dire que ñoo am doole ba nga xamante ne ku ci nekk di nga xam ne ñii kat bu doon ay jaayante doole rek ñii am nañ doole ba pare leneen li mooy suñu état yi nga xamante ne mooy état africain tey boo gisee tey doxuñu c'est parce que dañoo maanaam ñàkk may doole suñu waaso yii xam nga boo ñëwee ci dëkku pël yi nga fay wax ay planification familiale wala nga fay ay Covid-19 wala nga fay indi ay cancer de sein wala yu mel noonu am ñoo xam ne xamuñu sax luy loolu non seulement dégguñu olof bi nga leen di wax waxu malaak nag français kon léegi Renda Fulbe dafa war a wàcc ci base yi pour di gën a mën a sensibiliser suñu mbokk yi nga xamante ne xëy na demuñu école wala ñoom dégguñu olof waxuma la ak français loolu bokk na ci xeex bi kon mën a dundalaat làkk bi parce que làkk bu deewee rek mooy askan woowu dee na kon Renda Fulbe dafa bëgg a dundalaat làkku
pël bi ñuy làkk kon nag alphabétisation bi gouvernement bi daf ko war a indiwaat mais tamit ñu delluwaat ca base ba ñaareel bi muy lu am solo boo xoolee tey ñu ngi doon bind histoire u Sénégal xam nga boo xoolee ci histoire Sénégal da ngay dégg Lat Joor Diop wala ñu wax la ay tur yoo xam ne booy xool ci benn waaso rek lay jëm mais lu ko indi mooy ñàkk organisé wu pour que yeneen xeet yi ñu xam ne ñoom am na luñ def mais loolu il faut que Rendo Fulbe taxawaat wàccaat ci base bi parce que daal dañu jàpp lii daal ay ceddo la ñu ñoom daal mu ngi noonu sàmm rek la ñu xam daal sàmm rek la ñu xam amuñu histoire léegi nag jàngkat yooyu yëpp nag ñoo ñëw léegi bokk ci Rendo Fulbe pour retracer waat histoire au Sénégal c'est-à-dire nga xam ne tey ñoom Cheikh Oumar Foutiyou Tall ñoom Seydil Hadji Malick ñoom Cheikh Ahmadou Bamba Ba ñoom Amadou Hampâté Bâ ñoom góor gi maam Ndiak Sow fii ci Malika ñoom Saala Sall ak yeneen suñuy maam yoo nga xamante ne kenn xamu leen ndax mosuñu leen tudd kon il faut que ñun ñu fex ay famille Cheikh Aldiouma Ba Cheikh Amad Ndiaye donc tey bëri na ay jàmbaari pël yoo xamante ne doo leen dégg ci histoire te ñoom am na lu ñu dafa réew mi mais li ko indi woon mooy de ku mel ni Iba Der Thiam yàlla na ko yàlla yërëm peut-être moom la mu xam rek mooy la mu jàng mooy daal Cheikh Lat Joor Diop wala ñu mel noonu rek moom histoire bi fa lay jëm boo xoolee yéen ñi nekk ci presse bi gis ngeen ne dem nañu ba benn jamono joo xam ne le président Macky Sall nee na nañu bindaat histoire Sénégal biñ ko bindaatee gis nga ne am na ñu bëri ñoo xam ne dañoo révolté wu parce que nee nañu li ñu bindaat ñoom ànduñu ci mais déggugoo askanu pël génn ñu ni ñoom li ñu bind ànd ñu si te pourtant xëy na livre boobu bu ñu ko génne woon xëy na duñ ci gis seen bopp kon ñun Rendo Fulbe dañoo am maanaam mission bu rëy mission bi mooy retracer waat pël parce que gis nga pël dafa bëri encore ay xeet ci biir Waolbe Sannaraaɓe Subbalɓe Fuutankooɓe Toorolɓe Jasarnaaɓe Torjonaaɓe Bisnaaɓe Haaɓooɓe Woɗaaɓe donc Rendo Fulbe nag dafa ñëw dajale ñoom ñëpp ñu ne Rendo Fulbe ñun Rendo Fulbe xàmmewul pël Fuuta pël Guinée Conakry pël fële ñun ñëpp daal ay pël lañ. c'est intéressant dans ce dellu soit c'est intéressant li mu wax nii parce que vraiment c'est intéressant parce que boo gisee ñu wax loolu c'est parce que tout simplement xam nga des fois bu ñu nee pël rek ñu bëri dañ koy dëkkale ci wàllu càmm su bëri pël lañuy dëkkale alors que comme ni mu wax ni tey jii bu fekkente ne ci wàllu taarix la ci wàllu histoire pël dafa am rôle bu am solo boo xam ne da ko joué ci biir Sénégal ba tax na comme ni mu ko waxee rek histoire générale du Sénégal boobulee le fait que wax dëgg yàlla gars yi tëggoon ko finalement mu jot a sotti dafa am solo pour que wax dëgg yàlla gars yi da ci boole histoire pël li mu wax ni dafa am loo ci yokk waaw xanaa balaa may ñëw ci histoire boobu nga wax damay ñëw tuuti rek ci Rendo bi nga wax Rendo dañ ko laaj sànq lan mooy Rendo ci Rendo mooy confédération maanaam mbooloo ay association lu tax lu indi Rendo bi dañuy da ngay dégg collectif di association des ressortissants de Thiali Mboro nga dégg les Pël du Jolof nga dégg les Pël du Waalo les Pël du Sine ñun nag ñu ñëw au lieu ñuy nekk foofu di xaajale di kii ñu ni Rendo Fulbe Rendo Fulbe association pulaar yëpp ñoo ci regroupé wu donc pour te dire que aujourd'hui ñu ngi ci 14 associations te am na yeneen yu envisagé ñëw rejoindre ci cause noble bi nga xam ne moom la ñuy véhiculer ci renaissance du pulaar te Rendo Fulbe écarté wul sax le wolof écarté wul le séeréer écarté wul le joolaa bi nga xam ne dafa adhéré aux causes de Rendo Fulbe parce que Rendo Fulbe nekkul boo kii association de développement la. mais boo leen ci dugalee yeneen xeet est-ce que doo leen piéger aussi. conception non du ñu piéger conception bi. du ñu piéger ko piéger dafa am ñoo xam ne. c'est des fans. yoo xam ne dañoo bëgg pulaar. fekk du ñu ay pël. dañoo bëgg pulaar duñu ay pël donc on peut pas les écarter il faut ñu associer leen ci li nga xam ne moom la ñuy woote donc mënuñu leen écarter loolu du biaisé kii bi parce que am na ñoo xam ne dañuy taxaw thème tout le temps lu tax doo leen ma woo bu réunion amee doo leen ma woo bu manifestation amee doo leen ñu woo boo leen amee seen beneen édition bi dégg gis naa la télé ji bi ngay wax non donc il faut ngeen ñuy associer ci affaire bi ak histoire générale boobu léegi mu wax bi mu ci énumérer yi histoire générale du Sénégal mënoo ko évoquer te tuddoo ci pulaar depuis Souleymane Baal ba fi ñu toll ni tey mënu tudd histoire générale du Sénégal te doo leen ci boole parce que lépp mu ngi jógee ci au nord du Sénégal maanaam pël yi bi ñu ñëwee bi ñu jàmmaarloowee ak tubaab yi bi ñu jàmmaarloowee ak tubaab daanaka Faidherbe déjà
daa ñëw askan bi ko gënoon a sonal c'est les Peuls parce que mu ñëw nag carrément mu ni dans les colonies yi nga xam ne moom la ñuy yore moom la ñuy coloniser sóoraale leen bu baax benn xeet a ngi foofu boo xam ne dañoo am xam-xam benn dañoo muus soo leen sóoraalewul bu baax rek li nga xam ne soxla nañ ko rek ci suñu colonisation duñ ko am donc pël yi ñoo leen doon contre foofu qu'est-ce qu'ils ont fait les blancs ils les ont divisés dañoo diviser pël yi bi ñu leen diviser ba pare kii dem nord kii dem sud kii dem est kii dem ouest pël yi jaxasoo loolu indi ingérence des colonies français bi ñu ñëwee def lu leen neex mais bu fekkoon pël yi suudewu nañu boobu temps li tubaab bi soxla woon ci Sénégal duñ ko am ba balkanisation di am ba niñ ko amee aujourd'hui donc mënoo tey écarter les Peuls ci histoire du Sénégal ba tey bu ma lay jox benn histoire boo xam ne bu leer la Lat Joor tey boo nee Lat Joor Diop ki mu daan àndal ci ki ko gënoon a protéger c'est un Peul Ardo Amadou da ngay dégg les contes d'Amadou Koumba Ardo Amadou bi ngay dégg moo jur sama maam moo jur Ali Binta bi jur sama papa yaay donc pour te dire que ni aujourd'hui ñooñu daan ànd ak Lat Joor kenn fesalul histoire bi kenn wanewu ko foofu ba nit ñi mën a xam ni Pël yi ils ont joué un rôle extraordinaire dans l'évolution du Sénégal c'est intéressant président fu may ñëw avant maa ñëwaat ci Djibril mooy que dañu gis ne fan yi dafa am lu xew maanaam mooy problème mu vol de bétail bari na lool parce que bu ñu nee vol de bétail rek suñu xel dafay daal di jëm ci suñu mbokk Haalpulaar yi parce que bu ñu naan càmm ñoom la ñu gis ne fan yi passé président de la République dafa jëloon décision wax ne lu jëm ci wàllu vol de bétail da koy criminaliser waaye ñu gis ne bu bëri ba léegi dafa xaw a tardé yéen ngeen jóg uniquement pour défendre Pël xam naa ko défendre Pël foofu ala ku nga défendre li nga xam moom moo di alalam yéen en tant que Reine Fulbe ban jéego ngeen def par rapport à ça. waaw xam nga wax naa la au départ. c'est-à-dire que ñun Reine Fulbe dañoo nekk ñu nga xamante ne dañu taxaw di sensibiliser Pël yi. di leen xamal. c'est-à-dire que dañu wàcc ci base bi. dañoo am fu nekk ay représentants def ay cellules partout ñooñu dañuy wàcc ci base bi pour jàngatal Pël yi li nga xamante ne tey mooy loi bi nga xamante ne président de la République teg na ko muy dangal képp ko nga xamante ne sàcc nga jur wax nga ko yaakaar naa bu ñu nee jur rek bu ñu nekk ku ko sàcc rek seen xel day dem ci Pël bu ñu goree nit rek seen xel dañuy dem ci Pël bu ñu nee jaay soow rek dañ naan Pël te aussi boo xool lu xaw yoonu maanaa la parce que man nekk naa Mbàkke bon bëri na ay dëkk yoo xam dem naa fa mais tey jii bu fekkente ne dem nga ba ay assises am wala ay assises am wala tribunal gars yi di àtte mais ñu si bëri si ñoom ay Pël la ñuy doon c'est ça moom mel daal xeetu Pël dafa doon xeet boo xam dafa violent loolu lay niru quoi xam nga moo tax ñun ñu jiital sensibilisation ak information wala sax ma tuddee ko communication parce que gis nga àdduna bi léegi communication dafa baax parce que am na ci ñoo xam ne tey ñàkk a xam ak ñàkk a waxtaan ak ñoom moo indi tey problème yu bëri moo tax wàcc nañ ci ñoom xamal leen ne yàlla moo la njëkk a tere sàcc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne sama doom Fatima bii nga xamante ne benn la si man nekk jigéen ma soxla ko lool bu sàccoon ma dagg loxoom loolu dafa am solo kon ñun duñu ànd si loolu ñun duñu puus nit ci loolu kon ñun suñu wàccee dinañ leen xamal ne lii kat baaxul waaye itam boo ko defee tamit lii def la ciy fekk mais tamit bu ñu fàtte ne bu problème boobu amee am na peut-être yeneen xeet yoo nga xamante ne ñoom ñu ngi sàcc nag pour que ñoom xam nañ ne bu ñu sàccee ñoom du ñu wax ne beneen xeet a ko jël mais pour ñoom dañuy jàppee ni Pël rek a sàcc dafa mel ni yow nga def sa toj-toj ba pare parce que yow xam nga ne lii kat su ma ko defee kële lañ koy jiiñ moo tax alxuraan ci boppam ma koy gën a wax ci média bu ma toog wa in jaakum faasixum bi naba'in fatabayyanu bu xibaar ñëwee balaa nga àtte xibaar bi da nga war a leerlu xibaar bi lan la parce que yow bu fekkee dañoo sàcc ay nag ngay dox ba fekk benn sàmm buy sàmm ay nag nga jàpp dóor nga ne moo sàcc samay nag loolu dañ ko war a xoolaat dal na ma te bokk na si li nga xamante ne bokk na si moo tax mu gën a nekk man sama xeex c'est-à-dire que ñi nga xamante ne ndeysaan ay victimes lañu ci benn problème boo xam ne benn problème bu ndaw la dama lay jox benn exemple Seydina Oumar mooy yow nga jógee France ñu yóbbante la benn yóbbante boo xamante ne
dafa da nga jóge France ñëw ba wàcc aéroport yóbbante bañ la yóbbante mu réer la mais kan la ñuy wax moo ko jël yow mi nga xam ne yow la ñuy yóbbante yooyu yëpp day dal mais est-ce que kon ñun balaa ñuy wax ne Seydina Oumar kat moo ko jël est-ce que waruñoo càmbar ba xam ne est-ce que loolu Seydina Oumar a ko def kon bu fekkee tey am na ay daan yu war a ñëw ci sàcc yooyu balaa ñu leen di daan war nañu vérifier xool est-ce que ñii ñoo ko sàcc wala ñoom sàccuñu ko loolu nag dañuy delluwaat ci suñu justice u réew parce que ñu bëri ñu ngi jooy justice te yaakaar naa justice na bu baaxee ci réew rek yépp day dox mais buñ demee ba wóolootuñu suñu justice lu bëri day yàqu loolu nag bokk na li nga xamante ne Afrique wala Sénégal dafa xajamal li nga xamante ne mooy réew mi danaa jox benn exemple bu gàtt te phénomène la parce que waxtu wi boo xoolee problème mu sàmm ak béykat dafa bëri bëggoon naa fa ñëw léegi su fekkee man séeréer bi sama mbokk séeréer yi laay tooñ léegi su fekkee séeréer bi moom dafa béy mu béy yàlla def ne lim béy dara baaxu ci wala moom xam na ne bu góobeekat du ci am sax junni mu fexe ba ay nag romb xool gisul sàmm wala gis ay xale dem dàq nag yi dugg si tool bi yàq foofu ba pare ñëw ne kii moomu ruural gars yi bu ñëwee dañ naan comme kii dafa béyoon lu tolloog nangami mil kii ñëw na yàq toolam moo ko war a fay est-ce que ñoom càmbar nañ ba xam ne tool bi effectivement béy na fa lu war a génne million est-ce que ñoom càmbar nañ ne est-ce que xale bi moo jël nag yi mu ruural yooyu yëpp ay facteur la yoo nga xamante ne dañ ci war a bàyyi xel yaakaar naa ne da ngay am sa doom boo xam ne yaayam génn na àdduna li may wax c'est très important da nga am jabar bi muy ñëw ci kër gi fekk ne sa doom boobu yaayam génn na àdduna sa jabar ji ñëw ci kër gi di def bêtises yu ne mais yow boo wàccee rek mu daw ne la gis nga Alaaji mënu maa wax sa doom bi de kaas bu mu fi teg mu toj ko boo ñëwee rek nga ne tëll doom bi mbéj yow xooloo est-ce que jabar jay toj kaas yi ba pare di la wax ne sa doom la di ko jiñ xale bi kon yow yow yaa war a am xel ak njàccaaru seet li fiy toj ak liñ fi yàq ñu koy jiiñ sama doom bi bés bu nekk ma koy mbéj te mbéj yooyu dina ko yóbbe moom mu ñàkk xel dofe ba nga xamante ne sax moom soo moytul dof lay doon ñu naan dañ ko liggéey fekk yàlla xam ne buggal ak yooyu moo ko dal yooyu nag Seydina Oumar dañ ko war a bàyyi xel bu baax ci réew mi non c'est vrai parce que li mu wax nii parce que récemment rek boo xoolee ba xool ci wàllu actualité am na benn pël benn sàmm boo xam dafa jël toolam dafa jël ay nagam daal di koy dugal ci benn tool ñu jaay jàpp ko fa dóor ko daanaka foofu la jaaree ñàkk bakkanam te lu ñu mel daanaka dafa bëri lu ñu koy nemmeeku ci diggante éleveurs yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di sàmm si yéen en tant que reine de Fulbe yan jéego ngeen fas yéene teg par rapport à ça pour que problème bi moom problème boo xam dañ koy fàtte benn yoon waaw avant may ñëw ci li nga xam ne moom la reine de Fulbe fas yéene def par rapport à tout ça damay def benn historique de la problématique entre éleveurs et cultivateurs dafa yàgg ci suñuy maam la ba tey éleveur ak cultivateur mosuñuy ñàkk laalante dañuy laalante tout le temps di nekkaat en même temps parce que éleveur bi. mais léegi dafa gën a garaaw. waaw dafa garaaw dafa am ay mort d'homme. c'est-à-dire aujourd'hui l'État doit prendre ses responsabilités en main. am na ay lois qui ont été faites pour ça am na ay lois yoo xam ne dañ ko defaroon uniquement pour régler le problème entre éleveurs et cultivateurs. Lois yooyu mi ngi fi et puis c'est des lois yoo xam ne on a confiance à la justice de ce pays. donc dañ ko war a di suivre uñ ko nag moo tax man je situe les responsabilités à 3 niveaux. Le niveau de l'État bi nga xam ne dafa bàyyeeku carrément waxuma doxu ci de mais dafa bàyyi loxoom lu bëri ci suivi bi daf ci bàyyi loxoom de trop éleveurs yi dañuy tooñ éleveurs yi dañuy tooñ parce que toog ba xaaju guddi jël say nag dugal ko ci biir tool loolu weesuwul tooñ mais nag ki nga xam ne tooñ nañ ko aussi warul fajal boppam yow tooñ nañ la demal justice woowal huissier mu constaté ngeen dem ci justice ñu xool xayma li ñu la war a fay ñu fay la ko mais foofu tooñ la déjà ama éleveur bi tooñ na ko mais tooñaat na ko moom it cultivateur bi fan lay tooñee fekk tooñuñu ko woon mu ñëw fayu fan lay tooñee mooy jël sa tool nga def ko ci àll boo xam ne ay bétail ko wër te ñagoo ko amul benn ñag lu ko wër dara wëru ko donc loolu tooñ la loolu bu la nag yi fekkisee c'est vrai dañ naan
tool du fekk si ay nag nag yi ñooy fekk si tool bi mais tool boobu fekk si na nag yi parce que tool bi fa mu nekk fa la bétail bi di dem te ñagu ko ba pare topp ko xoolu ko comme il le faut gis naa exemple sur les Niayes par exemple tool yi def maraîchage koo xam ne day bàyyi day gis nag yi di ñëw mu nekk si biir tool bi bàyyi nag yi dugg mu ngi au lieu nga dàq bon c'est vrai que tool yi même bu nag yi amul ku mu àndal aussi yow gis nga nag yi di dugg ci sa tool dàqal bu nag dàqal avant ngay clamer ji dàqal ba pare mais tu les laisses ñu dugg yàq ba pare nga wooyu huissier mu constaté te la mu constaté matul sax 100 francs wala ay 100 kii ñu fayee ko fay loo ci sàmm bi ay 300 000 francs je l'ai vu dans le Thiali mooy ci yoon côté Mboro bi donc foofu ma ni état bi moo war a def état des lieux woo éleveurs yi ñu toog woo cultivateurs yi ñu toog waxtaan teg wan leen loi yi teg loi yi carrément mu ni leen tool bu nekk ci àll dañ koy ñàkk ku jël say nag loolu lépp déjà sax jarul ma koy répéter parce que mi ngi ci loi yi parce que loi yi def ni comme carrément le président wax aussi est-ce que nekkul population bi si dañoo réere loi yi comment population lu ñu réer par exemple tey jii bu fekkoonte ne état bi pour sensibilisation mënoon a jaar ci mouvement bu ci mel ren Fulbe voilà ngeen nekk seen relais quoi. foofu laa bëgg a ñëw aujourd'hui l'État mu ngi sukkandiku ci fédération des éleveurs yi fi nekk surtout ça fa laa bëggoon wax bon éleveurs yi nga xam ne ñu toll ni c'est des fédérations politiques des fédérations politiques yoo xam ne dañu wéeru rek ci état bi ñoom fu état bi jëm rek lañ jëm fu politique man sax du ma wax état dama naan fu politique bi jëm rek ñu jëm parce que état c'est nous parce que état bi ñi ñu fal ci ñun la ñu jóge nekk ci biir état bi donc suñu comportement la ñuy comporter au niveau de l'état donc ñooñu dama naan le politique les politiciens nga xam ne ñoom la fédération des éleveurs yi fi nekk ci ñoom la ñu wéeru daanaka éleveurs yi sax en tant que tel ñi nga xam ne ñoo yore nag yi yore bëy yi yore xar yi duñu sax gis xamuñu leen gisuñu njëriñ bi nga xam ne moom la gars yi di leen représenté may wax ni daal grosso modo la problématique entre cultivateurs et éleveurs yàgg na fi te ni ko war a gérer mooy état daf leen war a woo def état des lieux toogloo leen rappeler leen les règles et les lois ba pare def ay émissaires ci seen biir di def ay suivi et évaluation tout le temps pour problème boobu jeex fi tàkk aujourd'hui Renda Fulbe li mu bëgg a def par rapport à ça déjà day dugg au fond des villages yi nga xam ne fa la càmm gi gën a am solo waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ci ponk yi nga xam ne bokk na ci budget bii wu Renda Fulbe ak sa mission dugg ci ñoom waxtaan ak ñoom ci loi yi nga xam ne moom la état tëral par rapport problème éleveur ak agriculteur waxtaan ak ñoom ci aussi ci yu bëri yoo xam ci affaire élevage ba ñu xam fan la ñuy teg seen tànk waxtaan ak cultivateurs yi aussi parce que aujourd'hui bu leen wax ni pël yi dañuy bay pël yi dañuy bay man village bi ma nekk c'est des cultivateurs et des éleveurs en même temps dañuy bay moo tax kenn mënu leen a dissocier ñoom ñaar ñoo ànd benn voilà dinaa dellu si waat par rapport à ça parce que man des fois aussi bu yàlla defee ma dem suñu village surtout si jamonoy nawet may jékki-jékki gis wax dëgg yàlla ñuy ratt soow mi di ko jël di ko tuur ci mbedd bi damay am président loolu dafa doon loo xam ne dama sama xol dafay metti quoi ma war mën a fii parce que man je suis de Jolof fii au moins bu fekkonte ne amoon nañu benn état boo xam ne dafay xalaat au moins foofu waroon nañu mën fa installer benn usine boo xam ne dafay mën a di transformer lait boobule en même temps aussi bu ñu ko transformer ba noppi di mën nañ ko def meew di ko jaay li aussi ñu koy def sax fromage di ko jaay. waaw xam nga Seyna Omar man dama bëgg le président de la république waxuma waxu politique bu ñu waxee président de la république mooy président wu Sénégal yi yëpp moom mooy président wu association yi président mouvement yi président wu ñëpp moom laa waxal nanu fexee am ay ministre yoo nga xamante ne dañuy xam liñ leen dénk lan la mooy ministre yooyu nañu wàcc ci base bi parce que su fekkee problème boo xamante ne dañ koy répéter bés bu nekk ay soow yu ñuy tuur te ñoom amuñu ci solution mais tamit damay wax ak suñu kilifa yi nga xamante ne ñoom la yàlla may ay milliards wala ay millions ñoom balaa ñoo mayee seeni millions rek
ñu xam ne Xawaare campagne politique a am wala xawaare bu ñuy déggee seen tur ñooñu ñëpp nag laay woo nañu wàcc ci mouvement yu mel nii ñu dimbali leen ci seeni projet parce que ñun boo xoolee Rend Ful bi li nga wax loolu yow yaa dem ba gisal ko sa bët mais ñun dañuy dund loolu ñu ngi koy waxtaane nga xam ne saawaay bu nawet bu ñëwee nii ngay gisee ay siwo 20 litres gars yi di ko tuur te am na ñoo xam ne ndeysaan am nañu problème mu fukki dërëm pour naan soow mais kon loolu état bi naka la mën a réglementer loolu waane itam ñi nga xamante ne ay boroomi xaalis lañu te dëkk ci dëkk yooyu te ñuy xawaare di maye ci ay xawaare yooyu ñoom naka la ñuy mën a fexe ba am lu nu samp foofu soow bi ñu koy jël di ko defar mu nekk loo nga xamante ne dafay njëriñ askan mais nag suñu population de ay population ay xale yu am njom lañu ay xale yu bëgg liggéey lañu waaye nag Seydina Oumar su fekkee da nga bëgg nelaw ba 11h jot nga taal sa baraada nga naan waay paa bi anamu wala maire bi nangam te yow boo xëyee da ngay fekk foofu petit pois nga ne maire bi petit pois tey la jënd moom man mayonnaise laay lekk nga nekk xale bu góor bu am 23 ans 24 ans loolu nañ ko seetaat tegale ñaari tànk ci mbedd mi nga naan réew mi doxul te yow yaa gis atelier menuisier di nekk fi mécanicien yi nekk fi tailleur yi nekk fi yow tamit bëggoo dimbali sa réew fu mel ne Malika fii nga xam ne fii ay tool yi fi nekk nga nekk xale bu góor am doole sa baay am tool nga tegale sa ñaari tànk nga naan président defu fi dara maire defu fi dara yaakaar naa ne loolu ñun bokk na ci suñu combat mooy xale yi nañu dem wuti nañu yëngal seen yaram nañu liggéey ba lu leen ci mën a fekk leen si parce que dafa am loo nga xamante ne loolu yow yaa koy defaral sa bopp te Seydina Oumar waaw mooy léegi wolof yi wax wolof yi dañ ne juddu gu rëy ndey ak baay mooy fulla ak fayda borom jërëjëf président kon mbokk yi loolu ubbite woon kese la ndem jàkkaarloog askan wi la ñu wax kon léegi li ñuy def mooy jël kàddu gi delloowaat ko askan wi ñu jël ci quelques interventions bu ñu paree dellu si waat ci plateau bi. askan wi ñoo mooy yóbbante. salaamaaleykum wa rahmatullah. caggal de jettuɗen Allah julɗina nelaaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam ɗo hannde yimɓe pottiɗo tan pour waktan ko fewni lesdi ndi e konngol noon kalifa amen ɓeeteɗo Mandione kay woni mawni amen kala komin kalata ko dande mum tan min kalata e kaya halifaɓe wuro ngo fof min jejjitani hay goto meɗen on gandinane Aliou ko noddirɗo ɗon ko hande minen mawɓe meɗen hen belti saabu noon sika yahi aɗa woni mawɗo jiiɗa sukaɓe ɓe dari darde nde ganduɗa nde an a ferani miijo a ferani waw daro a du'antoɓe meɗen on du'ano yallah yo Allah jaggiran on bijayi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ɓe ganduɗa ɓe goni radio o arɓe ɗo woni wal fajiri min iɗori ɗuma mo ganduɗa kan wonɗo président mumen président Sidi Ahmed Lamine Niass Sidi Lamine Niass kaya famille mum fof a ɓesgu mum meɗen ɗum du'ano yallah yo Allah harnu ɗum aljanna jannatal firdaus kaya ɓe liggotoɓe radio mum hen yallah yo Allah barkinanɓe koɓe liggoto ko Allah jaggirana radio jaggirana juuɓe Allah kala e koko ganduɗa ko heɗum addi en ɗo noon heɗum woni solo pulagu ko gonga fulɓe ina keewi kar ɗum Allah waɗi ɗum saabu lesdi ni jaaɗa fof tawaɓe ɗon esi noon ko gondugol ngol ɓe gona mahre wotere woni ko weeɓani ɗum kam heɗum en saɗi no feewi sika ari Sénégal kar heɗum heewi fulɓe jaha Guinée haalaka jaha Mauritanie ɓena toon jaha ɗo woni fof ha Tchad ha kay hay lesdi européen ɓe joni se toon e tawa toon fulɓe kala ɗo mbawɗa e tawa toon fulɓe e si noon gondigal ngal dal hengal heddi te ɗum noon si en ƴewtodima Sénégal ɗo en kam suko Allah tawi ko gondigal ngal ni nde joli fuɓɓe gondiri Allah waɗi ɗum noon kala ko Allah waɗi noon a wondat hen saabu si en jaahi hande a tarihaji gonɗi ɗiɗo fof ɓen ɓe gonɗa ɓene ɗon limte hay koɓe fulɓe
hucce arɓe kalata e bayilayde ari ɗo addi ɗo ko aji boɗa yallahi e haali noddi yimɓe yoɓe garɓe ndewa Allah heɗum Alhaji Malik noddiri heɗum Serigne Touba noddiri heɗum Baye Niass en noddiri ko dewal Allah tan ɓe noddiri yimɓe ɓe noddirari yimɓe goɗɗum ɓe noddiri yimɓe tan ko gaare ndenten ndewen Allah liggoɗen naforen ko ɗum woni haala ka e mi yetti fof en Mandione wi ko ina on salmini on yetta minen min jetti fof en assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. li waral sunu woote tey nag du lenn lu dul xeex li nga xamante ne mooy discrimination bi nga xamante ne def nañ ko ci collectivité Haalpulaar liñ ci mën a sànni rek ak su néew moo di pël yi dañu seetlu que ne comme ni ko président bi waxee tout à l'heure dafa mel ni ab bayre bu ñuy sangoo la man du ma ko tuddee noonu dama gis rek que ne dafa yaa beaucoup de collectivités yu nga xamante ne dafa am mën nañ citer collectivité lébu collectivité séeréer man pour man ñun pël yi li waral Rendo Fulbe bi am mooy dañu créer une collectivité tuddee ko une collectivité Haalpulaar mooy lan xeex lépp lu nga xamante ni dañ koy jël di ko teg ci kaw pël yi gis nañ yàggul dara ab pël bu nga xamante ne dañ ko rendi rey ko reyin bu ñaaw ñëpp xeex ko ñëpp di ci kaas tout à l'heure ñëw nga aussi ci un député pël bu nga xamante ne moo bu ndaw la utiliser gars yi jël ko agrandir ko loolu la ñuy xeex loolu moo tax am une collectivité am njëriñ donc looloo waral Rendo Fulbe am Rendo Fulbe nag bëri na ay nit yu ci nekk c'est un mouvement wala une structure internationale bu nga xamante ne amaana ñi ciy contribuer gën cee participer sax nekkuñu Sénégal ñu ngi au niveau de la diaspora ñii ñu ngi États-Unis ñii ñoom ñooy li nga xamante ne sont les personnes ressources mu am ay kilifa aussi des autorités yu nga xamante ni tey mën nga dugg ci autorités sénégalaises yi fi nekk ñëpp xam nañu Rendo Fulbe parce que am nañ ay parents yu nekk Rendo Fulbe ñii seen ay doom ñii seen ay jarbaat si ne donc lépp lu Rendo di Fulbe di dox c'est sous la tutelle de nit ñooñu léegi nag dañuy woo pël yëpp la ñuy woo pour ñu ñëw adhérer ci Rendo Fulbe amaana c'est un message bu ñu fay jaaraale di ko sànni waaye di xeex lépp lu nga xamante ni dañ koy jël di ko teg ci kaw pël yi li nga xamante ni pël bu defee benn erreur dafay mel ni une centaine d'erreurs la def loolu dañ koy xeex looloo tax Rendo Fulbe am Rendo Fulbe taxaw ñu ngi nekk nag di def ay jéego di liggéey ça fait 3 ans ñu ngi ci donc loolu mooy li nga xamante ni c'est un message bu nga xam ne dañ koy sànni gën a fësal sunu naqar gën a fësal sunu njàqare gën a fësal li nga xamante ni mooy injustice bii di am malgré que gëm nañ justice sénégalaise mais dafa am solo nit ñi taxawal pël yi nit ñi xeex pour li nga xamante ni mooy faral di am jamono yi yëpp mu mën a arrêté Seydina Omar. wax nañ fi léegi affaire xeex ci tool béykat ak sàmmkat waaye nag lu ci bari ci programme yi nga xam ne état bi moo koy joxe danaan agriculture rek bañ a insister ci élevage xam nga élevage dañ ci war a insister doo wax engrais semence ak yooyu mais élevage dañ ciy ñëw nga ne élevage am na wàlla ci àll bi loolu ngeen wax ko gouvernement bi en tant que Rendo Fulbe parce que da ngay ñëw cib dëkk ñu béy ko yëpp ba wër ko nag amul fu mu aw nag amul fu mu génne c'est-à-dire ci programme bi dañoo war a tracer dëkk yi wàccal élevage bi fi muy aw wàcca bàyyil ko aussi fi muy wetti loolu ci programme bi la war a bokk mais ñun fii ci agriculture dañ naan agriculture rek dans le sens large ñu bañ a détailler élevage te actuellement am na lu ñu menacé élevage bi est menacé suñu suuf yi ñu ngi koy jël di ko nangu ay étranger ñëw di ko béy c'est-à-dire dañu dem un jour pël yi dootuñu am àll léegi nag moment la boo xam ne bi war nañoo réfléchir beneen façon élevage bu ñu war a def ba nga xam ne moo gën a rentable bi ñuy def nga xam ne da ngay dox ay kilomètres wala nga toxu nga toxu xaw ma nu ñu koy waxee ci pulaar nga toxu ay mois màngaan nga ñëwaat war nañu réfléchir ci beneen élevage boo xam ne bi moo gën a rentable et puis ñu jàngal éleveurs yi investir andi ay matériel ay dund yu bees loolu ngeen wax ko état bi ci seeni rapport ak seen observation. li ñu jiiñ pël yi man dama koy bañ ba dugg ci suuf parce que man ki ñu ma tuddee maamu pël gi la
kon nag man damay bañ ba dugg ci suuf waaye nag lenn mooy li am lenn rek laa am lu ma naqari ca mënuma ko faj parce que li ngeen wax ci député bi moom daa def benn erreur bu mag waaye dafa mel ni population yi ñooy def seen erreur bu mag député bi deful erreur boo xóotee boo xóot nun noo war a seet ñi niy fal di leen teg ndax député bi bu fekkoon wér na ko ni wax baat bi bu ko waxee 48 heures député yëpp daje ñu wàcce ko wàcce mantoom mu dem nelaw yi maanaam du ko wax ca kenn du ko wax ëllëg waaye nag comme que loolu amuñu ko ah xañ na loo tax ñu ñeme ko waaye li mu wax moom daa saaga ñëpp de saagul wala moom waxuma pël gi mu bokk mais wolof ak séeréer rek ñi mu seqali réew mi yëpp la saaga ca loolu nag tegu ko ci yoon loolu moom du ma ko rafetlu même ca tuub gi ko gars yi doon defal nii di ko jéggulul mais du yoon moo war a ñëw sukki tànkam wax ko askan wi parce que moo wax askan wi li ñëpp dégg ñaareel ba dëkk bi damay wax tuuti ci Reine de Fulbe bi après parce que am na lu mu fi importé parce que ci dugg na ci sàng et man comme ku mel ni man ndaje bu ñu def man mënuma faa manqué ca man wolof laa kon nag firndeel na li waa ji wax sàng li secrétaire bi wax sàng firndeel na ko parce que sàng dugg na ci domaine boobu détaillé ni dañuy yaatal pour ëllëg mais yaatal ga mu ngi fi moom mu ngi fi parce que man mii fu ñuy dem damay dem kon nag ñoom am nañu solo ci réew mii parce que bu ñëpp meloon ñoom nii ma ko gisee nii ni ñuy doxee bu ñu ñëpp meloon dara du lëj ci dëkk bi kenn du fi jàmbat dara loolu daal laa ci amoon lu may wax. mi salmini moon mi juuri moon miɗo salmina Seydina Oumar Ba miɗo salmina président Aliou Rendo Fulɓe min Ndeye Ba Rendo Fulɓe miɗo wiye tan miɗo nodda Fulɓe aduna fof mi wiyani sah Sénégal Afrique kala mbiyowo mbimami tan min ma nodda ya gaɗa tawta amen dental biyetegal Rendo Fulɓe pour pulago wawa yaaru seese kaɓeɗen ko jiñataɗen ko nde wonɗo ko fof en kaali koɓe kuti ko haal kala ko wiya tan wiyete ko fulɓe donc miɗo nodda fulɓe fof surtout rewɓe noon miɗo nodda rewɓe fof ɓe gara ɓe tawtoro min Rendo Fulɓe ɓe mballa amen harande min kaɓetende machallah pulagu faada yeeso saabu pular koko weeli ko babiraɗo wi ko joni kala jaaɗa tawa toon ɗemgal pular nde wonɗo komin jiɗɗo pulago pular o laaɓani noon kono miɗo tinno seeɗa tan miɗo nodda rewɓe ɓe fof ɓe gara ɓe tawtore men dental men Rendo Fulɓe miɗo salmina fof en miɗo ziyara fof en Seydina Oumar Ba a jaarama askan wi ñoo mooy yóbbante jërëjëf kon mbokki kàddu yi nga xam ngeen doon dégg kàddu la yoo xam ñu ko nangoo ci lenn ci askan wi mu nekk ay interpellation nekk tamit ay contribution te lu soit nañ ci plateau bi comme nañ ko bëggoon rek kon noonu lañ ko tëjee kàddu gi dama koy jox Djibril Djibril ci sànq ci intervenant yi dafa am ku ci def intervention bu am solo mu ngi jëm ci modernisation de l'élevage parce que yàgg nañ koy wax ci état bi yéen en tant que mouvement côté boobu de yan jëng ngeen ciy dox. waaw jërëjëf Seydina Oumar di rafetlu aussi intervention yi nga xam ne am na ci jàkkaarloog askan wi di wax ne rek ñun yàgg nañu dox ci modernisation de l'élevage yàgg nañ ci wax yàgg nañ ci dox ba def ci ay rapport jébbal ko sax ñi ñu ko war a jébbal rapport yaa ngi fi tout le temps dañ koy rappeler askan bi Rendo Fulɓe ñëwee nag Rendo Fulɓe dama lay rappeler que ni 3 ans la amagum donc bien avant Rendo Fulɓe ñu ngi doon travailler ci loolu aujourd'hui il est temps comme li pa bi wax sànq ñu moderniser élevage parce que dafa métti imagine maanaam boo gisee ma wax loolu modernisation boobu léegi parce que imagine tey jii mangue bi da ngay jékki-jékki yow da ngay jékki-jékki sa quartier maanaam sa dëkk bu xasee ba nawet bi passé rek màng nga effectivement balaa ngaa ñëwaat daanaka nawet loolu li koy indi mooy dugg sa njaboot importance cheptel bi importance da ngay gis ku yore 1000 têtes par exemple kooku am na zone boo xam ne mënoo faa vivre te et puis têtes yooyu am na nooy moderniser sa cheptel mën nga dem ba modernisation bi nga def mën na sax ëpp avantage mën na ëpp rendement cheptel bi nga xam ne moom nga yore ba pare wàññi sa coono parce que yow doo dëkk ak sa njaboot di nga dem ay kilomètres et des kilomètres à la recherche de pâturage et de nourriture pour sa bétail parce que mënoo ko jëndal ripaas mënul nekk parce que yenn kii mënoo koo yore ba pare di ko dundal aujourd'hui am na ay modernisation yu fi nekk tu vas gagner plus
en lait, tu vas gagner plus en viande et tu vas gagner plus en temps bi nga xam ne moom ngay consacrer sa njaboot te dina la éviter aussi problème yi ñu doon souligner sànq mooy agriculture reyante entre agriculteur et éleveur secteur bu bari rek moo ko indi parce que da ngay dem ba toll foo xam ne dootoo ko mën a gérer sa bopp et puis tu as de petits enfants yi nga xam ne moom ñoom nga jiital ñu nekk ak moom bu ñu demee ba ci biir dootuñu ko mën a attan mais nag loolu dafa war a am accompagnement de la part de qui de l'État et des bonnes volontés aujourd'hui président souligné ko sànq borom alal yi nga xam ne war nañ leen mën a jàppale état bi moom mën leen war a teg ci ay pistes de production yoo xam ne yu leer la defal leen ay jaarale leen ci ay canevas ay projet yoo xam ne nii la ñuy jaar ñun notre rôle Renda Fulbe liñ ci mën mooy accompagner leen sensibiliser leen bien vrai que amaguñu moyens yi nga xam ne financiers yi ñu war a permettre ñu def yenn action yi mais li ñu def mooy dem ci ñoom sensibiliser leen wax leen ne carrément que kat yow sa 100 têtes yi nga yore soo ko wàññi woon par exemple tey ba mu des 20 nga jël benn 4 busra nga dugal ko ci biir nga clôturer sa wetu kër nga dugal leen ci biir di leen indil nourriture ak yooyu ñuy lekk bu nawet amee nga génne leen bu noor jotee nga tëj leen dina la indil rendement bu ëpp loolu. non c'est intéressant li nga wax parce que daf may métti des fois bu ñuy naan pël yi duñu dëkk ci biir nit ñi. si aujourd'hui sax ñu ngi commencé changer seulement que dafa yaatoogul et puis dafa am ñoo xam li nga wax ni idée la dafa yaatoogul ba pare dafa am ñoo xam ne nangooguñu carrément parce que si tu connais Amadou Hampâté Bâ l'écrivain Peul daf doon wax ne la vache n'est pas fait pour le peul mais c'est le peul qui est fait pour la vache effectivement xam nga loolu bu ma koy tekki ci wolof mooy mu ni nag bi defaruñ ko pour peul mais c'est le peul qui est créé pour la vache donc dafa attaché wu à cette vache de telle sorte que culture boobu dina ko permettre tey du bëgg a tàggoog ak yenn cheptel yoo xam ne cheptel d'héritage la boo xam ne daf ko hérité woon ci ay maamam de telle sorte que du bëgg a tàggoo moom mais loolu lépp aussi parce que aussi sensibilisation la laaj des fois nga jékki-jékki gis ab pël boo xam dafay feebar bay waaj a dee sensibilisation ma nga denc ay nag pour mu jaay si benn sax foj yi day pour waaw loolu tamit non naa ñëwaat si yow Djibril par rapport ak problème modernisation boobu lee mais dama ci boolaale beneen laaj mu ngi jëm ba tey ci intervention bi nga xam ne nii kenn ci ay kii wax na ko te dafa laajte dafa xaw a tax dafa ma marché sur la langue comme ni ko gars yi di waxee c'est-à-dire que mooy suuf si parce que tey jii bu fekkente ne dañu ne éleveur bi warta dugg ci tool yi te ñu gis ne actuellement ni élevage bi amatuñu espace boo xam ne daañu fa mën a élever seen jur espace yëpp tey jii dinañ ko daal di koy jaay tubaab yi yéen en tant que ay pël ban appréciation ngeen def par rapport à ça. waaw xam nga Seyna Oumar Renda Fulbe dafa am ay commission am nañ commission agriculture commerce Mamadou Sow jiite ko il est de Mboro am nañ commission élevage ki ko jiite Mauritanie la nekk ñu koy wax Thierno Oumar Boyi Sow il est de Daara Jolof dëkk bu ñu naan Barkéji adjoint nekk fii au niveau de Dakar kon wax ne Renda Fulbe kon bàyyi na xel li nga xamante ne moo war a suqali Sénégal man defoon naa ci waxtaan ne leen état Sénégal fu mu ñëwee mu ne may nañu béykat yi 20 hectares kon loolu daf ko war a tripler ñetti yoon pour ne jox na ko ay nag parce que nag day yokk nag yi dañuy jur te ñoom kenn mënu leen téye ci benn place kon buñ ne 10 hectares yi pour béy la kon war nañu mën a jël 40 wala 50 hectares yoo xam ne ñu ne fii dañ fiy sàmm war nañu aussi dagg ay yoon yoo nga xamante ne kii kat pour yoonu jur yi la même boo demee Europe noonu la Europe am nañu ay sàmm donc pour nag moderniser ko xam nga Seyna Omar buñ nax nit ñi xam nga président de la République day seetaan télévision Walfadjri bu baax ndax xam na ne mooy télé bi nga xamante ne mooy joxe macha allah rabbi information yu baax yi te xam naa ne tamit émission jàkkaarloog askan bi dañuy wax ak directement ak le président de la République kon maa ngi koy wax am na si yoo xamante ne bu ko naree joxe na fexe am ay ñoo nga xamante ne dañuy wàcc ci base bi
pour ñooñu nga xamante ne ñoom wóor na askan wi ñii kat li ñuy def dañ koy defal nit ñi directement parce que su léegi ñun Sénégalais yi Seydina Omar dañu am problème mu maanaam benn nit ku am xaalis un député wala kenn rek ñëw aaki moo affaire yi bu ko defee am na loo xam ne bu ñëwee day takk bu ripaas ñëwee day takk bu seen mooy seen Sénégal éleveurs yooyu rek mu ngi noonu bu seen nag yi jógee Hollande ak yooyu bu ñëwee day takk bu information ñëwee day takk léegi nag président si boppam moo war a jéem a jege association yu mel nii mu wutal leen ko nga xamante ne moom kat dina mën a xam réalité bi xam naa le président il est très bien informé xam na lépp mais nag mën nga xam lépp ba pare nga séddale bi du jaar yoon kon li nga wax mooy suuf si niñ ci bàyyee xel pour dëkkuwaay bàyyi xel pour béy dañoo war a bàyyee xel noonu sàmm gi parce que problème yi wax nga ko yow su fekkee da ngaa dem màng nga nekk fa vacance bi jékki-jékki léegi nga ne da ngay màng dem fa sa xale yi commencé woon jàng ba xam dara nga màng yóbbu leen loolu day yàq seen jàng nga dem ba am foo dëkk ba ñëpp xam la fa am fa suuf defar fa ba mu baax nga dem quelque temps nga ñëw ñeneen bëgg koo jël nga ne fii maa fi moomoon te yow amoo fa benn këyit yooyu yëpp maanaam ay pour man xaw ma ñàkk xel lay doon wala ñàkk jàng kon man damay wax dafa jaadu tamit ñun bu ñu taxawalee pël yi pour maanaam xeexal leen seen ax ak seen yelleef mais ñoom tamit ñu mën a xeexal seen bopp seen ax ak seen yelleef ndax tey boo nee élevage pour ñëpp la parce que bu ñu nee sàmm dafa gën a rafet ci pël dafa gën a jekk ci pël mais ñëppay sàmm xam nga ma si jaaxal man des fois bu ma jékki-jékki dégg problème yi nga xam ne pël yaa ngi koy dund ci àll bi tey gis na tey ji bu ñu waxante dëgg état bi tey lu ci bëri ci ñi fi nekk daanaka tey ji bu fekkonte ne membre gouvernement bi wala état bi rek en tant que tel li fi nekk di ko constitué yëpp mais ñu am la majorité ay pël waaw mais xanaa da ngeen gis seen apport ñoom non wala ay pël yu yàqu la ñu maanaam pël yoo xam daal dañoo xam nga Seyna Omar xam nga Sénégal politique moo ko yàq gis nga Rendo Fulbe fii ci émission yi ñuy def rek ci fan yii rek autorité politique bu ne mu ngi jéem a approché Rendo Fulbe mais ñun defuñu politique taxuñu ci politique laaluñu ci politique mais nag président de la république bu ñu soxlawee dañu dem wuyu ko parce que c'est le président de tous les Sénégalais kon moom bu ñu woowee ci développement Sénégal sensibiliser pël yi jàppale leen wan leen yoon jàppale leen ne nga yor téeméeri nag yoo xamante ne yow jëriñuñ la dara nga am ñaari nag yoo xam ne bés bu nekk di nga ratt 40 litres te boo jaayee benn yëkk di nga si am 1 million mais looloo gën mais su fekkee yow da nga war a yor téeméeri nag yoo xamante ne téeméeri nag yi 10 litres soow rek nga ci mën a am amul sens nga yor ñetti doom wala juróomi doom yëpp nga bàyyi leen ñuy sàmm nga dégg kii lab na kii gor nañ ko kii daanu na si garab dee mais am na ñoo xam sax xanaa nga war leen jël dem jàngal leen ñaareel bi itam mooy nañu dëkk si ay dëkk yu baax tabax yu baax ñi nga xam ne ñoo am téeméeri nag wala junni nag ku ci nekk ci dëkk boobu nañu waxtaan xam ne état mënul defal lépp ñoom nañu waxtaan ci seen biir tabax ay école defaraat seen dëkk am na si loo nga xam ne état Seyna Omar état mënul def lépp boo gisee tey organisation Rendo Fulbe dafa bëgg a ñëw accompagner état ci li nga xamante ne noonu lay di doxee Jibril daanaka waxtu wi jot na xam naa ne lii mu wax ni bëgg nga ci am loo ci sànni après nga tàggatoo moi li ma ciy sànni rek mooy mënuma wax ci élevage te félicité wu ma le ministre sortant Samba Ndiobène Ka ce qu'il a fait pour l'élevage année yi nga xam ne nekk na fi soo leen constaté moment yi mu fi nekk yëpp am na benn avancée significative du côté de l'élevage quand même te liy sàmm ñëpp gis nañ seen bopp ci élevage question boobu la ñuy posé chaque jour parce que mënoo jékki-jékki jël un ministère boo xam ne dafay defar résultat liggéey ñëpp wax dëgg yàlla salué nañu liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey na ko ci tabaski bi passé di ko def ci wàllu élevage nga xëy jékki-jékki daal di koy changer voilà pourquoi on a changé de ministère on sait pas man ci sama gis-gisu bopp dama gis ni dañ ko yóbbu ci ministère bu gën a am importance pour li may tàggatoo mooy Rendo Fulbe en tout cas dafa jóg taxaw pour jàppale askan bi pour jàppale la communauté pulaar dans le cadre de la sensibilisation sensibiliser leen ci lépp lu ñu bëgg képp kuy soxla formation
wala information wala ci wàllu xam-xam élevage xam-xam agriculture nan lay def ba jokkoo ak waa Rendo Fulbe nan lay def ba kii Rendo Fulbe ñu ngi fi pour jàppale ko accompagner ko ci li nga xam ne bëgg na ko ci ay projet aussi dans le cadre de l'élevage ay projet dans le cadre de l'agriculture parce que Rendo Fulbe c'est une association boo xam ne ça regroupe des cadres de haut niveau ay agriculteurs ñi ngi fi ay càmm ñi ngi fi ay cadre du commerce international ñi ngi fi ay transitaires ñi ngi ci biir maanaam tous les secteurs sont dans le Rendo secteurs yëpp ñu ngi fi représenté donc képp koo xam ne bëgg nga adhéré Rendo Fulbe rek ñu ngi lay xaar joni miɗa salmina bandiraɓe Fulɓe fof miɗaɓe salmina miɗaɓe yetta mbiɗa yaafno kadi a konngol ngolngol min ƴetti anni ko mbiyata ko jakkarlok askan bi ko ɗum émission mo gandanɗa ko exclusivement ma wolof mo foti waɗede mais miɗen mbaɗa hen remercier Walfadjri ɓe gandanɗa ɓe mbaɗi amen permettre min kaala pular min kaala ko woni amen donc en jii intervention ɗi gonɗoɗi keeti joni ɓe kaali hen pular émission embo wawno won e pular mais ɓe min kaldata aujourd'hui wona tan fulɓe ɓe tan de ko simin kaali e jolfe ma fof en nan ma fof en gandu komin ko kaali ma fulɓe ɓe gandu komin ko kaali jolfuɓe ɓe gandu komin ko kaali seeriraɓe ɓe gandu komin ko kaali de ko simin kaalino e pular ɓolo min poti ɗon jombata ma waɗɓe gandanɗa ɓe ganda komin ko kaali alors que wona fulɓe ɓolɓe yimɓe kaaldi par ce que temeji ɗi udditaɗi ɗo hande ko haala ko hande a tem koko heewi car machallah donc siɗen potino pular ɓolo ma wonɓe gandanɗa ɓe ganda kalɗen ɗo assalamu aleykum wa rahmatullah président lay tàggatoo sant la bu baax di la gërëm bu baax di la encourager bu baax si liggéey bi nga xamante ne yaa ngi koy def te li tax nga koy def mooy Sénégal mooy askanu Sénégal muy ci biir Sénégal ak si biti Sénégal di sant sa ki nga xam ne moo yor sa technique wala le caméraman Salif Bey ñu ngi lay sant bu baax ndax gis nañ vraiment sa cawarte yow dafa mel ne tey dafa am loo jël parce que tey xaw ma da nga beral pël yi loxo xaw ma aywa kon nag jeex na kon nag mu ngi noonu Walfadjri li ngeen di wax rek la voix des sans voix loolu leer na ñëpp kon dañuy ñaanal télé Walfadjri di ñaanal émission bi nga xamante ne mooy jàkkaarloog askan wi parce que lii mooy jàkkaarloog askan wi parce que fii waxuñu fi loo xamante ne dañu koo dicté wala dañ koy wax pour publicité wala di sambay mbayaan déedéet waxtaanu jàkkaarloog askan wi mooy wax li nga xamante ne askan wi moom lay dund Seydina Omar fan yee dem nañ ci àll fekk fa benn sàmm gor ko rey ko man gisaguma télévision def si ay waxtaan gis naa benn dëkku pël boo xamante ne beneen xeet moo ñëw taal fa taal dëkk bi ay dëkku pël ne non parce que àll bi nii pël yi nangam dégguma gaa yi wax ko ci ñetti fan yi rek dégg nañ même ay ñoo xamante ne ñu ngi nekk ci réseaux sociaux yi di envoyer ay vidéos yoo xamante ne pour ne nañu pël yi nii la ñuy def pël yi nii la ñuy def pël yi nii la ñuy def loolu nag dafay indi xeex boo nga xamante ne baaxul Léopold Sédar Senghor ñëw na fi nekk séeréer kenn waxul réewu séeréer Abdou Diouf ñëw na fi kenn waxul dëkku séeréer Ablaye Wade ñëw kenn waxul dëkku olof mais Macky Sall bi mu ñëwee ñu ne réewu pël kon nag il faut que aussi askan bi bàyyi loolu mais nag di wax politiciens yi nanu bàyyi loolu di politiser loolu nanu bàyyi politiser affaire u xeet bi kon Rendo Fulbe tey dafa ñëw taxaw pour xeex li nga xamante ne nit ñi dañ ko bëgg a dugg ci nopp xeet yi ba mu indi benn histoire ba nga xamante ne baaxul maa ngi sant ñëpp nag vraiment yaa ngañ mu ngi fi moom vraiment responsable politique la sama ñëpp ñu ngi fi vraiment yéen ñëpp sant naa leen gërëm naa leen yàlla defal ñu jàmm kontaan nañ bu baax macha allah jërëjëf président Aliou Sow ñu ngi koy sant di ko gërëm jërëjëf aussi Djibril Ka moom mi nga xam moo di coordonnateur Rendo Fulbe émission bi sax li gën a tax sax ñu gën koo jël bokkul sax def ko ci mouvement bi en tant que tel waaye daf ñoo mën a permettre ñu mën a fësal benn problème boo xam ne ni aw xeet mu ngi koy dund ndem yàlla def na amuñu possibilité dem ca dëkk bu ñu naan Sange ca Caameen ca Jolof te ay pël dëkk fa
nem yàlla may ñu am possibilité dem ca biir Fuuta fekk fa pël ya fa ne yéen daanaka mbiruwaar ngeen doon ci xaal ci dëkk boobule maanaam ci pël yooyu nga xam ñoo nekk ci mbedd mi dund ay jafe-jafe kon dafay sawar ñu ñëw dayal leen waxtaan ak yéen parce que yéen tey ji yéen reflété ñooñu nga xam ne ñoo nekk tey ji ci àll bi kon je pense bien que loolu ñu dund tey yéen ñi nga xam yéen fi nekk tamit yéen a ngi koy dund parce que kenn ku nekk si yéen am na fa mbokk boo xam mu ngi fay dund ay jafe-jafe kon kaddu yi ngeen fi yëkkati tey dafa doon ay kaddu yoo xam ne kaddu yu am solo la du ma ci dellu soit kon li ñu ñaan rek mooy à travers émission bii di jàkkaarloo askan wi yàlla na ko kilifa yi seetaan déglu ko ba su ko defee lu ni mel ni jël ci ay matukaay ndaxte il est temps pour que wax dëgg yàlla wàllu càmm gi ñu moderniser ko il est temps waaso bi nga xam moo di waaso Haalpulaar ñu jox ko gëdd bi nga xam moom la war te ñu xam ne pël yi ay nit ñu civilisé lañu pël yi ay nit lañu yoo xam ne nit ñu jàngal lañu pël yi duñu ay nit ñu violent comme ni ko ñenn ñi di waxee parce que boo tuddee pël rek pour ñoom pël moom jaasi la non non pël yi léegi comme ni gars yi di waxee léegi gars yi naan tëgg bi la mu tontoo gars yi léegi mooy ci diplôme ya waaye tey ji aussi ku dem ci gouvernement bi dem ci yenn bureau yi xam nga ne pël yi léegi wax dëgg yàlla utiliser tuñu ay jaasi léegi ay borom xam-xam lañu kon loolu da ci am solo kon ñuy sàkku rek ci gars yi ñu bàyyi na xel bu baax a baax di sàkku tamit ci yeneen xeet aussi ubbi nañ suñu buntu comme ni ko waa Rendu Fulbe defee bu ko waa Rendu Séeréer defee aussi ñu jël si leen rek waa Rendu Soose aussi bu ñu ko defee ñu jël si leen rek parce que li ñu tax a jóg rek mooy jëm a valoriser jafe-jafe yi nga xam ne askan wi ñoo koy dund parce que loolu moo ñu tax a jóg c'est la voix des sans voix kon ñu ngi leen di sant leen gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax membre yi nga xam ne defoon nañ déplacement waaye nag mënu maa jeexal te santuma gërëm équipe bi nga xam moom la àndaloon Alaaji Saliou Bey moo féetewoo ci wàllu caméra bi féetewoo ci wàllu réalisation bi monteur Barak Mbay kon mbokk ñu ngi leen di daje ba beneen yoon ci beneen émission jërë ngeen jëf. askan wi ñoo mooy yóbbante jafe-jafe yi ñu nekkee askan wi yëpp bokk benn kàddu ñoo ngi naan wooy ndool gi ci réew mi Sénégal gi réewum jàmm lay liggéey leen te bàyyi coow li bàyyi xiiroo te bàyyi ngaayoo askan wi loolu la ñuy xaar ci yéen. Walf TV di leen proposer seen marché nag ñu jagleel ko yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci biir marché bi